laaj bu njëkk bi rek mi ngi jëm ci El Hadj Malick El Hadj Malick jamono ji am na koo xam ne defe naa war nañ ko nuyu ndax gëjoon na fi lool merci Charles maa ngi koy fàtte heureusement le président me rappelle Birima Ndiaye Birima foo ne woon boobu ba léegi. ndaw feebar bi rek. da bañ bu ndur wàll ma. bëri nga ci morom ñun dañoo mënul a bañ a ñëw rek. waaw mais maa ngi lay nuyu nag di nuyu sama frère bu wati c'est sama xarit la mooy tooñ. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu le président Charles. di nuyu ñëpp ñoo xam ne bokk nañ plateau di nuyu suñu invité yi. di ñaan émission bi nekk émission bu nekk te tar. mbirum góor day tar. yow tel nga annoncé les couleurs de Charles sa waay ji moom xam naa daan namoon jotaay bi alors ni mu ko waxee El Hadj Malick ci yow laay njëkkee ndax xew-xew bi yéen la laal seen leaderu Pastef ak sànq levée immunité parlementaire bi nga xam ni mujj na léegi officiel ñu jàpp ni jamono ji kon ci affaire biñ koy toppee dem wuyu ji waaye moom it ca njalbeen depuis démb wax na ni ci condition yiñ ko lëbee moom wuyu jiwul ndax mi ngi ca position boobu mu nekk ba léegi wala. waaw jërëjëf Der. Je pense que c'est bien d'avoir précisé que ci condition yi ñu ko wooyee moo tax wuyu jiwul. noonu la ko waxee loolu laa wax effectivement président Ousmane Sonko ñëpp xam na ne ay position da koy assumer. loolu bi mu wàllisee ci langue politique gi mi moom mi waa Pastef seen position dañ ko mës a assumer. et yaakaar naa ne tey xëy na bu ñu yegsee fii tey ci wàllu politique constance boobu moo ko waral. président Ousmane Sonko cohérence la topp. ndax yaakaar naa bi coow li amee yéex na cee wax waaye bi mu ci àddoo dafa wax lu leer nañ ni lan moo tax du wuy ji convocation section recherche d'abord mu ni parce que député la am immunité parlementaire. bu ñu koy convoqué dañ ko war a jaarale ci anam ya mu ware teg ci ni bés bu ñu lever sama immunité parlementaire maanaam suñu yëkkatee mbalaanum kiiraay mi nga xam ne moom lañ ko jox ca pencum askan wi ci anam ya mu waree bu ñu ko yëkkatee 9h bu tegee lee juróomi simile maa ngi fa loolu dafa leer waaye gis nañ ne procédure bi ñu teg processus bi yëpp pour lever immunité parlementaire bi dañoo salfaañe li ñuy wax yoon te loolu lu ñu tàmm la ci réewum Sénégal ndax bu ngeen fàttali ko réewum Sénégal ci su reñu Macky Sall yaakaar naa ne liñ ñu ci condamné loo xamante ne ni ay juridiction internationale ñoo ñu ko condamné ci ñàkk a respecté yoon ci ay procès politique yu mel nii bari na moo xam ci wàllu Karim Wade la moo xam ci wàllu Khalifa Sall la mais li koy waral ñun ñëpp xam nañ ko mooy dañu am ak affaire koo xam ne su xasee ba am benn obsession ci mbir la muy wax mooy débrouillez-vous waaye lii laa bëgg débrouillez-vous nag day jur lu bari mooy bu yoon tegee bu dee dafa am blocage nga teggi verrou bi jàll pousse looloo waral nag tey su ngeen xoolee ca njëlbeen ga ba ca cëppaandaw ga li ko dalee ci plainte bi ñu yóbbu d'abord day am solo ñu xam lan moo tax ñu jàpp ne déjà dañu paraxee mbir yi ba ay erreur am ci laataa ñuy ñëw maintenant ci yépp yu nga xam ne mën na firndeel complot bi mooy paraxee bi mooy le 8 le procureur de la République saisir juge d'instruction le 9 juge d'instruction bi de tënk na li mu ci war a tënk yépp ba ne mën nga yëkkati mbaraanu kiiraay bi bañ informé ci ministre de la justice bañ informé ci président assemblée nationale ba jox ko li ñu koy jox yépp ci le 9 bi maanaam du sax fast track flash track la lépp la ñu dëxëñ ci wàll boobu moom gaaw nañ ci trop ci paraxee boobu la ñu yóbbu assemblée kii ne x la kenn noonu moom citeel na ma tur ñu ne ñun plainte bi dafa viser nommément président Ousmane Sonko su fekkente ne ñoom am nañu fit wóolu nañ seen bopp ndax laataa loolu am na yu bari yu ci xew wóolu nañ seen bopp nañu fexe ba ni bu ñuy déposer assemblée nationale nañ leen wax ne diw la ñuy viser mu leer mais bu loolu wéyee xanaa juge d'instruction
bu ñu ko demandé mu vérifier maanaam mu def enquête bi mu war a def pour wax ne kat kii di président Ousmane Sonko lii ak lii tax na war nañ mën a lever mbalaanum kiiraayam mën nañ koo mën a yëkkati xanaa sax mu jël temps mais lépp encore une fois ci quelques heures la ko def tënk ko daan ne mën ngeen koo yëkkati waaye la ñu gis ñu yónnee ko x la ñu wax ak Ndeye Khady Ndiaye président Ousmane Sonko ne leen man Ousmane Sonko laa tudd député la bu ñu enquêtoon ba gis ne piste bi kat dafa joxe ne Ousmane Sonko la nañu viser directement Ousmane Sonko loolu benn la rek ci mbir yi waaye bi ñu demee ba ci taxawal comité bi yëpp ba 11 yi mbat moo am ñaar ñu ci démissionné yaakaar naa ne li règlement bi wax ak li texte yi wax mooy au moins dañ leen war a remplacer mu mat 9 mu jógee ci 9 demaat 11 yooyu nag ñooy mën a statuer seen yoon nekku ci ba tey dañoo continuer ak seen ay 9 daal di accélérer affaire bi def la ñuy def mu ne nag moom ginnaaw ba yëf yi respecté wuñu ko encore une fois du wuy ji te loolu yaakaar naa ne démb wax na ko assumé na ko wax na lan moo tax du wuy ji et que position boobu varié wul d'un iota à ce moment. ok léegi Adji Mbergane yaa ngi bokkoon ci commission ad hoc bi 9 yooyu muy tënk ñi desoon gannaaw démission bi déjà li mu njëkk a wax nee na x bi yéen vous avez eu accès aux documents ndax effectivement x a nekk comme on le dit depuis boobu ci documents yi ñu jébbal Assemblée nationale pour dindi manaanu kiiraay Ousmane Sonko wala turu Ousmane Sonko moo ci nekk ça c'est important à savoir ndax aussi ni mu wax règlement dafa ni forcément bu ñaar démissionné ñaari ponk yooyu vraiment laa bëgg nga tontu ndax mu leer ndax bu ñaar démissionné dañ leen fala budd war a remplacer balaa ñuy mën a wéyal ñaar yooyu laa bëgg nga leeral la ñu. waaw jërëjëf comme yaa bokkoon ci comité ad hoc. waaw jërëjëf Abdoulaye may ñaan nag ñu mën a dégluwante. ndax ñi ñuy seetaan mu askanu Sénégal. ndax fii la lépp di leeree. déglu naa ko ñun fa nga xam ne tey mooy assemblée damay commencer ci ex bi muy wax. xam nga plainte bi nga xam ne moom la waa section de recherche di téye dañu ne ñaari citoyen sénégalais Adji Sarr d'une citoyenne d'une masseuse ak notre honorable collègue Ousmane Sonko qui est un citoyen sénégalais nekk député donc plainte boobu noonu bi ko waa section recherche yi jotee section recherche bi ñu paree dañu saisir procureur jël dossier bi jox ko juge d'instruction. Pourquoi juge d'instruction? Parce que nous sommes en matière criminelle. Xam ngeen ne le viol a été criminalisé. loolu waral procureur delloo dossier bi juge d'instruction. Juge d'instruction bi ñu jotee dossier bi pour mu xam la véracité des faits bi juge d'instruction bi paree da ko delloo procureur jël ko daal di jël delloo ko def lettre muy transmission ñu jox ko ministre de la justice ñun assemblée nationale li ñu jot ci commission ad hoc li ñu jot également plénière kii di la présidente de la commission des lois lire ko ñoom ñu toog l'opposition parlementaire et les non inscrits ci biir commission ad hoc bi aussi ñu tegal ñu dossier yi li ñu lire lettre procureur bu jëm ci ministre de la justice tur yi sunu honorable collègue bi moo ci nekk Ousmane Sonko amul x lettre bi nga xam ne moom la ministre de la justice également bind adressé ko assemblée nationale tur Ousmane Sonko moo ci nekk te loolu ña nga xam ne tey ñoo toogaloon groupe démocratie libérale ak ki toogaloon non inscrit ñu ngi may seetaan gis nañu tur Ousmane Sonko te yaakaar naa ne ñoom également fi ñu doon xaaree mooy tamit ñu am boobu honnêteté te jàpp naa ne ñoom tamit kenn dégguma leen ñu wax ne ci document yi ñu leen jox gisuñ tur Ousmane Sonko kon loolu biiral na ne tur Ousmane Sonko moo nekk ci dossier. ok procédure bi. léegi. après démission. commission ad hoc bi ñu ci ñëwee. 11 yi 8 groupes majoritaires yi nekk. 2 groupes opposition bi démocratie libérale. ak benn non inscrit. te loolu article 34 du règlement intérieur moo ko tëralee noonu. donc
bi loolu amee ñu njëkk a def suñu première réunion installé bureau bi ñu installé bureau ba pare ñu defaat beneen réunion boo xam ne dañuy waxtaan ci li nga xam ne mooy calendrier bi mooy nu ñu wéyalee suñu liggéey une commission ad hoc parce que nag jàpp bu leen fàtte ne commission ad hoc suñu ñooñu député ñooñu désigné pour rek ñu def benn liggéey demaat plénière def rapport ñoom ñooñu décidé donc bi ñu defee li nga xam ne mooy réunion boobu ñoom ñett ñëpp ñu nga fa kenn démissionné wut ñoom ñëpp ñu ngi fa woon toog muy Moustapha Mamba Guirassy muy Cheikh Bamba Dièye muy également Cheikh Mbacké bi nga xam ne moo jiite groupe démocratie libérale voilà maintenant bi ñu demee ba wax ne ci calendrier bi kat dañu war a yónnee convocation sunu honorable collègue Ousmane Sonko mu ñëw ñu déglu ko parce que nag ci règlement intérieur bi boo demee chapitre 5 bi nga xam ne moom lañ jagleel les pouvoirs du bureau dañu ne ñun commission ad hoc bi mën nañu déglu l'intéressé muy sunu camarade Ousmane Sonko ñu ne nañu yónnee convocation bi ñoom ñëpp d'accorduñu ñun déjà ñu retenir ne ñoo fa ëpp déjà ñoom 3 lañu ñu retenir nañu dañu war a jàpp ne dañu war a convoquer ki nga xam ne mooy suñu collègue pour déglu ko parce que dafa am solo si ñun la bokk dañ ko war a déglu xam nu mu demee ñun tamit ñu xam ni ñu war a mën a taxawee ndax c'est pas parce que ñëw na foofu rek duñ ko dégloo ni ñu ko war a dégloo au contraire tey bu ñëwoon tey jox ñu cër fekk suñu amaana yaakaar naa ne dinañ ko déglu ni ñu ko war a dégloo déglu ñëwul donc loolu parenthèse la donc bi ñu defee convocation bi ñu paree réunion parce que ñu ngi paree réunion 13h 13h30 dem suñu bureau président de commission ad hoc consulter les documents ñoom 3 ñëpp ñu ngi toog ak ñun ñoo consulter au même moment lañ gis nos documents yi donc bi ñu consulter ba pare yaakaar naa ne boobu heure julli jot c'était un vendredi donc pare nañu ñu julli ji boobu la ñu pare lettre bi courrier bi war a dem bi courrier bi pare à 17h20 la sunu collègue Ousmane Sonko jàkkaarloo ak gendarme bi ca këram xam nga kon tey bu ñu ne ba ñuy def ñunu réunion si la ñu fekk yónni gendarme bi loolu yaakaar naa ne ñoom bu ñu jàkkaarloo woon ak ñun les yeux dans les yeux yaakaar naa ne dinañ am kersa di wax lu mel noonu tax ñooñu ko yëkkati tey muy suñuy collègue muy Moustapha Mamba Guirassy muy Cheikh Bamba Dièye dañu nekkoon député amoon it mbubu ministre kon ay kilifa lañu kon tey bu ñu demee bay wax loo xam ne dëppoowut ak la am ca commission ad hoc bi loolu dañ koy ñaawlu te ñooñu yaakaar naa ne buñ ma xoolee ma xool leen war nañu xam ne la ñu waxoon amul te loolu rafetul ci kilifa donc loolu laa bëggoon njëkk a leeral que ne convocation bi honorable député Ousmane Sonko 17h20 la gendarme bi yegg këram. jaar na yoon waaw te gendarme bi également def na lettre boo xam ne jébbal ñu ko commission ad hoc tey ci rapport bi mu ngi ci wax ban heure la quitté assemblée ak ban heure la yegg Ousmane Sonko. maintenant pour la démission yaakaar naa ne ñun suñuy texte moom mu ngi wax tudd règlement intérieur assemblée nationale mais xamu ci lu bëri parce que du fenn foo xam ne ci règlement intérieur de l'assemblée nationale wax nañu ne ku démission dañ leen war a remplacer loolu amul ci assemblée nationale. teg nañu commission boo xam ne ba ñu koy ratifier muy plénière bi ko ratifier ñoom ña nga toog ñëpp ñoo ko ratifier ndoo ñu àndandoo dem ci commission boobu noonu. di liggéey tey jii je donne l'exemple tey jii. bi non am na solo parce que opinion bi la ñuy waxal. xam nga manipulation baaxul. moo tax opinion bi il faut ñu wax ak ñoom de façon claire ñu comprendre. xam nga tey jii dama joxe benn jurisprudence mais Khalifa Sall Madické Niang dafa démissionné woon Mamadou Diop Decroix dafa démissionné woon et Madické était le premier vice-président de la commission ad hoc mais est-ce que loolu tere woon na ñu wëyal ñun commission ad hoc suñu liggéey kon donc li am solo mooy li ñu war a jàpp mooy opinion jàpp ko dama xam ne opinion bi fi mu nekk loolu la ñu jàpp d'ailleurs affaire bii xew affaire bu privé la entre ñaari doomu sénégalais muy Adji Sarr ak sunu honorable collègue député muy une affaire privée et pénale
te loolu yaakaar naa ne diggante citoyen la ak masseuse. du diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko c'est diggante honorable député Ousmane Sonko et une masseuse qui est Adji Sarr ñu jàpp ne dañu nekk ñaari citoyen sénégalais yem droit comme ni ko suñu préambule de la constitution waxee. sénégalais yi ñëpp ñoo yem. kon tey jii yaakaar naa ne ni ñu war a joxee présomption d'innocence ki nga xam ne mooy suñu collègue député lañ ko war a joxe également ki nga xam ne mooy Adji Sarr parce que ñun député yi jàpp nañu ne tey jii suñu camarade moom biir na xam na ko ne weer na ko ne yéen a wuñ ko lu dul jàmm parce que muy man ak ñeneen am ay relation yu am solo ñu nag suñu honorable député Ousmane Sonko waaye loolu waruñoo tere ñun parce que moom député la rek comme ñun mais Adji Sarr tamit dafa bokk ci askan yu nga xam ne moo ñu fal def ñu député ak ñu biir penc ndaw. Allez, on a compris alors